rebonjour Fary. fay naa la sant naa yàlla bu baax a baax. maa ngi leen di nuyu yéen ñaar ñëpp. non plateau bi dina neex parce que xam naa ne. damay ñibbi léegi damay dem léegi. bu yeneen brede yi ñëwaatee nii. te. ngoone sañse na ñëw toog. yàlla bëri na sutura sañse rek ñu jaam. ci gëdal moom ñii kan la ñuy liggéey com la lii de bu dul com million la. comay def yi spécial pour Tabaski. mënoon nañ commencé leneen com mais fii lañ bëgg a tàmbalee. nuyuwaat nañ ñëpp mbokki internet yi. comme ni ngeen ko gisee je vous laisse le soin de lire vous-même Rewmi Quotidien daal dina xëy ñëw ak ñun ci xëtam bu njëkk lundi 2 juin 2025 la mu indi nag mooy ab couple boo xamante ni mooy borom ñaari tur yi la ñu laan di bett fële nga xamante ni mooy ca mosquée de la divinité. mu nekk nag akub mbir boo xamante ni ça fait sensation ndaxte la nga xamante ni xew na fa seen arrestation musclée bi le am na sax blessé koo xamante ni daal dina fa am ay gaañu le 10 décembre 2024 ñeent ci ñoom itam arrêté nañ leen place de la mosquée de la divinité mu mel ni foofu dafa nekk benn point boo xamante ni rek ñoom dañu fay daje lu baree bari di def yenn yi nga xamante ni tey safaanul ba tax rek coow lii ñu daal di koy indi maintenant nag le commentaire est libre je laisse le soin au Sénégalais d'en discuter mu ngi noonu. Fary nag xam naa ne sa café gi neex na waaye wàcceel ma goble bi. fàtte naa ko jéggal leen ma loolu. Gold Cup wax dëgg yàlla. non moom laa sotti ci biir ñu dem. bële dafay tàng taamu leen ni ñu ko taamoo ñun. ay ca ñu dem bu ñu Gold Cupee suñu paree daal di Orange Money du dëkk. Le Soleil quotidien ñëw na ci Ousmane Sonko sur la renégociation des marchés publics mu mel ni itam am na benn prouesse bu am solo boo xamante ni gouvernement bi mu jiite daal di nañ koy def 150 milliards de francs CFA la ñu daal di engranger ci contrat yi nga xamante ni xoolaat nañu ko defaraat nañu ko tëggaat nañu ko moom Ousmane Sonko en tout cas il a réussi avec l'ensemble de son gouvernement prouesse bi nga xamante ni mooy amaat 150 milliards yoo xamante ni amoon na ci ay contrat yu ñu signé woon ba pare wala boog perdroon nañ ko ci waaye récupéré waat nañu ko loolu nag mu nekk mbir mu amam solo mu ngi ko waxee nag fële nga xam ne mooy ca Abidjan ba mu dajeeg sénégalais yi nga xamante ni ñooy dëkk foofe neenu ca Abidjan waxtaan na ak ñoom ci loolee ngir rek wane ni transparence la ñu bëgg a gérer réew mi transparence la ñu bëgg a àndandoo liggéey réew mi itam waaye tamit tey démb daal dina àgg fële ca Guinée Conakry tey dinañ ko daal di recevoir fële nga xam ne mooy ca palais ba par le général Mamadou Doumbia président Ngoné Saliou Diop xam naa ne du ñàkk rek loolu dinañ ci daal di ñëwaat bu baax a baax mu ngi noonu ñu dem yor nag daal dina ñëw ci li nga xam ne mooy coopération sud-sud mu nekk lu am solo après la Côte d'Ivoire cap sur la Guinée Ousmane Sonko bâtisseur d'une nouvelle diplomatie de proximité mu mel ni nag taxawaay bu am solo la Ousmane Sonko daal di impulser dans les relations diplomatiques waaye itam économique bu fi nga xamante ni mooy ci Sénégal ndaxte gannaaw ba mu jógee fële ca Côte d'Ivoire daal dina wàccaat fële ca Guinée Conakry ngir mën a amal akub waxtaan ak ki nga xam ne mooy son homologue premier ministre waaye itam jano ak le président bi nga xamante ni moo fa daal di nekk ngir ñu waxtaanee dem leeg diggante bi nga xamante ni am na diggante Sénégal ak Guinée waaye itam ana yan jeexital économique la relation yooyee war a daal di am mu nekk mbir itam boo xamante ni daal di nañ koy rafetlu bu baax a baax ñu dem. gannaaw yor L'As Quotidien ñëw na ci Cissé Lo moom nag Cissé Lo daal dina yëkkati ay kaddu teg ko ci kaw ki nga xam ne mooy Aïda Mbodj ak Toussaint Manga mu nekk nag mbir moo xamante ni dans la page 3 de L'As Quotidien certainement di ngeen ko daal di gis ca biir waaye itam wax na ci transhumance opportunisme Aïda Diallo rejoint les patriotes avec ses talibés et loolu nag 3 points de suspension la si daal di teg xam naa ne Albourakh Ndiaye du ñàkk ne dinañ ci indil plus de détails comme que moom il y était. dafa waroon ñëw waaw Albourakh dañ ko war a woo mu ñëw waxtaan ak ñun ci li xewoon fële sa jam ñaajo na boppam de. ndaxte li mu def nii ragal du ko def. soxna Aïda sampu na xale yi woote fële. ragal du ko def de te Dakar Arena feesoon na dell. soxna Aïda sampu na. waaw loolu nag samp na fu ñu samp nag. waaw samp na daal moom daal nee na fi mu toll nii daal
patriote la te kenn gënu kaa nekk patriote ndaxte dañ kaa ji teranga te teranga boobu itam dina ko daal di delloo. nee na moom ak njabootam dañuy daal di jokk ci ki nga xamante ni mooy Ousmane Sonko ak Pastef. ngir jàppale leen ndaxte loolu mooy li nga xam ne moo mën a jëmale réew mi kanam ndax gis na ni seen taxawaay doy na ko gis na ni itam nañu bëgg a doxalee mooy ko ku ci nekk rek lépp loo xamante ni yelloo na ak yow rek ñu daal di la koy jox ay kàddoom la nag moom soxna Aida. bi mu ko waxee nag weekend bi nga nu mu tàngee. xoolkul naa doon baax eggalin. Projet de l'ancien régime non prioritaire, professeur Moustapha Kassé démolit le bilan de Macky Sall moom nag le professeur Moustapha Kassé daal dina daaneel bilan bi nga xam ne moom Macky Sall daal dina ko fiy def parce que itam la mu jàpp rek mooy la majeure partie des projets yi ñu fi bàyyi ay projets non prioritaires la amaana loolu itam dinañ ci daal di waxtaan bu baax a baax fekk ci kanam tuuti incha allahu rabbi ñu dem. L'observateur nag ñëw na ci lutte contre l'argent sale saisie record d'avoir criminel argent villa navire fonds de commerce lépp li nga xamante ni daal dinañ koy récupérer si ñi nga xam ne ay délinquants en col blanc lañu daal dinañ koy révéler ci benn entretien bu exclusif boo xam ne accordé nañ ko DG wu ONRAC muy Mor Ndiaye moom nag daal dina wax bu baax a baax ci li nga xamante ni récupéré nañ ko en tout cas ci ñi nga xam ne ñoo bokkoon ci nguur wala boog jege woon nguur doon liggéey ak nguur wala liggéeyal nguur ñoom ñëpp dafa mel ni daal pactole bu bari la ñu recevoir la ñu récupéré si ñoom gannaaw ba ñu leen toppee ci wàllum koppar ci wàllum ay kër yu yamamaay ay navire mooy bateau yi nga xam ne mooy nekk port ak yu ni mel fonds de commerce butin yu bëri daal dinañ koy récupérer plus de 30 décisions judiciaires yoo xam ne transmettre nañ ko pôle judiciaire financier qui a fait passer le nombre de saisies du simple au quintuple en moins d'un an waaye itam 35 milliards déjà récupérés et ce n'est pas fini donc nañu jàpp ni fi mu toll nii ñu bëri ci ñi nga xamante ni xamuñ leen wala boog dégguñu leen ñu ngi leen di topp di récupérer lu bëri ci koppar loo xamante ni rek ñoom daal dinañ koy jël te nañ ko jëlee jaarut yoon par rapport ak li nga xam ne mooy gestion avoir yi nga xamante ni état du Sénégal daal dina koy am loolee nag président wu ONRAC bi di Mor Ndiaye moo ko daal di révéler ci entretien exclusif boo xamante ni def na ko ak l'observateur waaye itam crime monstrueux dans le Fouladou lii itam ça a fait fureur par rapport ak coow li nga xam ne gis nañ ko ci week-end bi certainement ngoone dañu ciy indil ay détails am déet incha allahu rabbi donc xam naa dama koy bàyyi rek ba ci kanam ñu daal cee gën a waxtaane rassemblement Dakar Arena yi itam moom daal dina si ñëwaat observateur daal di wax ci li nga xamante ni mooy li nga xam ne dal na ko diggante 2019 ba 2024 j'ai tout enduré nee na daal diggante 2019 ba 2024 moom daal teg nañ ko lu ne sëf nañ ko lu ne wax nañ ko lu ne def nañ ko lu ne nee nañ dem nañu sax ba li nga xam ne mooy ak yi ak mi yelleef dañ ko daal di jël nangu ko ci moom refuser ko lépp loo xam ne ay demande d'autorisation la woon pour ay mbir yoo xamante ni daf ko waroon di def waaye nag tey jii daal dina kontaan lool ci taxawaay bi nga xamante ni gouvernement bi daal dina koy amul xaaj yi amul seen képp ku ne loo war a am ñu daal di koy delloo ba tax na moom nee na c'est une grande patriote loolu nag mu nekk révélation boo xamante ni moom daal dina koy def. moom soxna Aida Diallo ñu dem. nee na moom souci bi mu am rek mooy ngir jàppale ñi nga xamante ne ñoo moom lañ tabb ñu yees ñu nekk ci bopp réew mi. ngir ñu mën a fexe ba ñu nekk ay citoyen modèle moom citoyen modèle la te dina fexe ba ay taalibeem daal di nekk ay citoyen modèle te nee na la ñu ko xañ ci ay àkkam ak ay yelleefam. Depuis 2019 bi ginnaaw bi ñuy daal di ñëwee jël pouvoir bi delloo nañ ko lépp. loo xamante ne xañoon nañ ko mu nekk ci ay droit am. te comme citoyenne la comme ñëpp moom daal li mu xamle mooy souvent nit ñi tamit dañuy am jiixi jaaxa. ci koppar yi nga xamante ne moom lay am bay jënd ay lagam. te leeral na ko ci bés boobee nee na lépp loo xamante ne rek mu ngi koy jël. di ko liggéeyee wala mu koy def ci lu jëm ci wàllum nag yeeg yu ni mel nee na lépp ci taalibe yi lay jóge te moom pare na pour gunge ñi nga xamante ne ñoo fi nekk ndax gis na ni lépp rek lu askan wi moom ñu ngi koy delloo ci askan wi te moom loolu la fi toogee mu nekk kàddu yu am solo. am na solo kàddu yu responsable également. voilà ñu ciy nuyu ñëpp rek ñi nga xamante ne. ñoom ñoo fa teewoon Alburax moo ñu fa teewaloon et j'aurais aimé peut-être mu ñëw sur le plateau waaye Alburax yee ko fajar. loolu beneen débat la du dëgg déedéet baal naa ko dama sonn ci moom dama sonn ci Alburax
voilà ñu ngi leen di féliciter waale bu baax a baax universel Mbayang Koor bokk ci cellule de com bi ñoom saa su ne bu sans limite waree teew foofu dañ leen ko yombalal bu baax a baax ñu leen di nuyu di leen ziar bu baax macha allah am na solo lool en tout cas je pense ay kaddu yu am solo la par rapport ak fi situation réew mi toll ci reddition des comptes yi itam donc dañu leen koy jaajëfale bu baax a baax rek en tout cas on espère que lépp dina doon pour intérêt wu Sénégal ñu ñëw nag ci source A ba mu waxee ci li nga xamante ni mooy xew fële ca Fulaadu bi itam daal dina ñëwaat ci kële nga xamante ni mooy Serigne Modou Bara Dolly Mbacké moom nag ah du suñu bos bi de. non du suñu bos bi. beneen bi la moom laa noonu léegi pour xam ndax moom la du suñu bos beneen bi la. Modou Bara Dolly Mbacké tous les membres de Taxawu kon ay mag ni sont invités à se rapprocher de leur commissariat ou brigade respecter les plus proches pour déposer une plainte contre l'activiste. waaw loolu la ñu bëgg képp koo xamante ni rek jege nga mbir mi nga dem commissariat bi la gën a jege nga daal di déposer plainte contre activiste bi le moom mi ngi fii Sénégal di waaw mi ngi Sénégal fii mi ngi ci hôtel fii benn hôtel bii nekk ci ngoone da nga ma siy ñëwal ci kaas du ma si ñëw waaye mi ngi fii ngoone faaw mu tudd ñibbiwaat de faaw mu leer de nous avons la confirmation est au Sénégal qu'il fait des navettes entre deux hôtels de la place, donc nous invitons tout le monde à aller déposer une plainte contre lui. C'est la seule manière de freiner ce phénomène. En tout cas li nga wax léegi journal bi daal na ciy delsi moo tax nag nga waroon ma ci indil ay leeral sur cas waaw kay jërëjëf may ma loolu kon Aïcha ñu dem ginnaaw source jox ma libération ñu dem libération nag ñëw na tey ñëwaat ci li xew fële ca Fulaadu muy ab jeune opérateur économique boo xamante ni dañu ko daal di nax jël xaalisam kopparam ba pare ray ko ca ba mu réclamer li nga xamante ni mooy koppar googee donc certainement loolu itam dinañ ci ñëwaat sur cas waaye itam mu nekk daal mbir moo xamante ni daal dina jaaxal ñu bari incarcéré à Kaolack suite à un mandat d'arrêt exécuté par la sûreté urbaine les dessous de l'affaire Alioune Kandji l'ancien major de la gendarmerie rattrapé par une présumée escroquerie foncière portant sur 28 millions de francs CFA moom nag major Kandji dafa mel ni ba ñu ko téye rek lañ ko téye mooy kaawu koppar googee nga xamante ni daal dina ko am ci benn escroquerie foncière à la suite de son arrestation avortée en décembre 2022 un intermédiaire de l'ancien régime avait remis une avance de 25 millions je pense à la partie civile qui courait toujours derrière derrière son argent donc loolu mooy li nga xamante ni en tout cas moo waral ñu téye ko moom major Kandji donc certainement dinañ ci ñëw sur plus de détails ñu dem point actu ñëwaat na nag ci soxna Aïda Diallo dafa mel ni daal arena lépp lu fa xew rek dañu koy daal di andiwaat je suis la grande des patriotes kaddu la goo xamante ni moom daal dina koy yëkkati soxna Aïda Diallo engagé wu na ci ñi nga xamante ni ñooy njiit yu bees yi waaye itam fàttali na bu baax la nga xam ne dundaloo nañ ko diggante 2019 ak 2024 te itam lépp loo xam ne ay demande d'autorisation la yu mu daal doon déposé dañu ko daal bañal waaye nag pour la première fois rassemblement bi ñu daal di koy am li nga xam ne mooy comité local de développement boo xamante ni installé wu na ngir rek ñu mën ko waajal waaye itam de 2024 ba 2025 lépp loo xamante ni rek soxla nañu ko te état war leen ci jàppale état taxawee na ko moo tax mu gis ni daal changement am na ci réew mi te loolu mooy li nga xamante ni moo koy motiver davantage Habib Sy wax na ci jury du dimanche mu ni projet politique porté par le tandem Diomaye Sonko reste cohérent malgré les contraintes nee na li nga xamante ni tey jii ni yàgg nañu ko gis en tout cas depuis bi ñu faloog léegi nañu jàpp ne rek projet politique boobee mooy continue di wéy naam li nga xam ne rek mooy contrainte yi bëri na lool ndaxte bëri na ay rëkk-rëkk yoo xamante ni ñu ngi koy gis ndànk-ndànk bu ñuy avancé waaye loolu taxul benn yoon ñu daal di teggi seen tànk fa nga xamante ni tegoon nañu ko fa laata ñuy jot li nga xam ne mooy réew mi ndaxte jiite nag nekkul loo xamante ni lu xus la waaye itam c'est une question boo xamante ni dañ faaw ñu jël di ko liggéey avec rigueur liggéey ko itam ak innovation ak courage te loolu ñi nga xam ne ñooy ñi fi toog actuellement ñu ngi ci am taxawaay bu am solo loolu nag ay kaddu la yoo xam ne Habib Sy daal dina koy yëkkati ñu dem
Les Échos yéenekaay orpaillage clandestin l'armée daal dinay démanteler 43 sites illégaux dans la Falémé mu mel ni itam ba léegi ñu ngi daal di wéy di amal genre yi nga xamante ni mooy am foofee ca Falémé muy nag ay nit yoo xam ne ay samba booy sax lañ leen di tuddee dañuy daal di gas di seet or de manière clandestine loolu nag moo tax ñu daal di interpeller 47 individus waaye itam 77 moto pompe ay moto groupe électrogène ñu daal di koy saisir ngir rek mën a arrêté loolee nga xamante ni dafay suuxal économie bi jógee foofee noonu nga xamante ni mooy ca Falémé bi ci wàllum or dialogue national sur le système politique itam lii ay point la yoo xamante ni tey dafa mel ni rek bëri na ay gitangaas ndaxte Pastef taxaw na ñett ne duñu supprimer li nga xam ne mooy article 80 chef de l'opposition nag ñëpp d'accord nañu ne candidat bi ñëw deuxième ci présidentielle bi moom la ñu koy daal di tabb waaye itam Pastef rejeté na cumul de mandat comme nam ko waxee woon ca dëkk ba ca waa ñan ñoo d'accordul sauf le PDS oui j'ai pas vu c'est pas bien écrit sauf le PDS waa PDS daal ñoo d'accordul maanaam les socialistes waaye yàlla baax na on saura Pastef rejeté na cumul de mandat comme nam ko waxee woon ba muy campagne waaye itam comme nam ko waxee ba mu toogee ci nguur gi waaye dafa mel ni daal opposition bi ñoom daal d'accorduñ ci loolu parce que gëm nañu ne mën nga nekk député en même temps nekk maire mu nekk itam beneen coow boo xamante ni ñu ngi ci ut li nga xam ne mooy consensus opposition itam daal dina refuser li nga xam ne mooy renforcement des pouvoirs du PM et je pense que ça aussi on pouvait s'y attendre dans tous les cas les discussions ñu ngi koy daal di continuer waaye itam rationalisation des partis politiques dorénavant un parrainage limité pour créer un parti loolu itam mbir la boo xamante ni waxtaan nañu ci waaye nag accord total sur le bulletin unique maanaam ñëpp d'accord nañu ni bulletin unique la ñu war a def fii nga xamante ni mooy ci Sénégal waaye itam vote détenu yi dafa di loo xam ne lu war a mën a am la le débat au deuxième tour du présidentiel itam loolu itam dina doon loo xam ne dañu koy daal di imposer fii nga xamante ni mooy ci réewum Sénégal 21 jours de campagne yi nag daal dinañ koy maintenir loolu mooy li nga xam ne jot na ruusandi fële sa dialogue national ba ñu dem le quotidien yéenekaay week-end Ibrahim à Marrakech moom nag tey keroog ci week-end bi gisoon nañu mu nekkoon ci benn panel di wax moom Macky Sall la salastus de Macky l'ancien président a pris la parole dans une des commissions noonu la ko le quotidien yéenekaay yu daal di tuddee dans tous les cas fii au Sénégal ça discute de système politique avec l'absence du seul leader muy moom Macky Sall pendant ce temps APR dem nam demul bëri nañ fa lool ñu dem caay Vox ñoo ko ëppoon waa Pastef de Vox Populi daal dina ñëw nag ci Aline Badara Sarr cadre de Pastef responsable à Grand Dakar la mu wax nag mooy tous les blocs qui ont annoncé de ne pas participer au vrai dialogue se sont fissurés loolu mu nekk benn remarque boo xamante ni moom daal dina koy def dafa mel ni nag chapelle politique yi nga xam ne newoon nañu du ñu dem fële nga xam ne mooy ca dialogue ba dafa mel ni daal dañoo daal di tàqalikoo ndaxte am na ñu dem am na ñu demul comme je disais tout à l'heure te boo seetee ba ci biir sax la majorité ci ñu bokkoon foofu noonu dem nañu ca dialogue ba maintenant ndaxam institution bee dem wala bokk ñoom ñoo demal seen bopp loolee itam mbir la boo xamante ni war nañ cee mën a waxtaan ci lu yaatu le général Meïssa Sélé Ndiaye appelle à la vigilance face à la menace djihadiste aujourd'hui il y a à s'inquiéter moom nag le général la mu wax rek mooy nañu bàyyi xel bu baax a baax li nga xam ne mooy menace djihadiste boobule ñu daal di koy teg fii rek bàyyi ko ci boppu ministre de l'intérieur xam naa ne dina ci daal di ñëw bu baax a baax mu ngi noonu waaye nag lii itam am na solo lool 4500 morts liés au tabac chaque année au Sénégal maanaam fii ci réewum Sénégal gi ñu nekk ni Ndakaaru Njaay Jal Diop Sangomar penc yeeg yooyu ak yu nu mel ngóoree ma ko gën a xam ñu ni am na 4500 nit yoo xam ne chaque année dañuy gaañu te lenn kese leen ko yóbbee excellence Malboro ak la muy àndal ak pon 4500 nit ñu ngi gaañu par at ndax tabac. mais boo xoolee boîte cigarette gis nga ni mu ciy décidé. waaye yow. musul dissuader nit ñi pour ñu dañoo lijjanti loolu. nit ñi tey lañ gën a mën a tux. xam nga am na benn jamono ñu yokkoon fi paquet tabac bi su ma juumul
am na fu ñu ko yokkoon ba ay 700 800 ba ba gars yi tey daa dañ ko cher yokk. xam nga man kañ laa xam ne ñii duñ bàyyi barki alxuraan li ma lay wax ni maa ko fekkee ay grand cotisé jënd seddoo ngoone man ci laa pare ci wax ci acheter ta mort quoi donc nag lii aussi na ci gars yi bàyyi xel bu baax a baax gën cee na leen fi yàlla bàyyi rek ñu fekkee. ah yàlla baax na yàlla bëri na sutura ñu dem entrepreneuriat social et au détournement international Africa Green Tech dans la tourmente mu mel ni projet solaire bi nga xamante ni rek daal dinañ koy annoncé acquisition douteuse yeeg dépense de prestige plus de 375 millions yoo xamante ni daal nañ koy dépensé mu nekk en jeu le DG de la filiale sénégalaise lance l'alerte et saisit la justice sénégalaise les bailleurs allemands interpellés le Sénégal appelé à enquêter sur les dérives d'un modèle importé du social business mu nekk nag coow loo xamante ni fi mu toll nii ñu ngi ci indi ay leeral ngir mën a xam dëggantaan comment ça se passe ak lan moo li nga xamante ni moo nekk ci ginnaaw du ñàkk ne rek dinañ ci indi ay leeral ci nu mu gën a gaawee enquête yéen kaay daal di ñu koy indil ñu dem Walf Quotidien ñëw na ci traitement différent au différencié au titulaire de marché de l'État colère noire du privé dafa mel ni nag privé bi actuellement dañoo daal di mer ci état bi en tout cas selon Walf Quotidien par rapport ak traitement différencié noonu lañ ko daal di tuppee au titulaire des marchés de l'État ndaxte ñoom jàpp nañu ne rek dafa am ñoo xamante ni dañ leen di gën a jox bopp ak ñoo xamante ni dañ leen di gën a mën a bañ a jox bopp lool waaw gënaat la ci biir ñi nga xam ne nañuy jox marché loolu nag ngir gis-gis la boo xamante ni ñoom daal di nañ koy teg en tout cas prime au non respect des règles loolu yëpp dinañ ci daal di gëstu bu baax a baax ñëw indi ci ay leeral xam dëggantaan ana yan privé ñooy daal di yëkkati yooyu le coow te bu ñu bëggee nañ ñëw fii sans limite ñu wax ñu dëggantaan comment ça se passe lan mooy li nga xam ne dañu daal di saytu ndaxte ñun on a besoin de savoir te bu fekkee ni dëggantaan lu am la aussi lu ñu war a fësal la ñi xam ko ndaxte du dëgg du yoon je suis d'accord avec vous mais ñëw leen ngeen wax ko ñu xam ko dëggantaan ñu xam yéen la ñan ak fan la problème bi nekkee dëggantaan du noonu jërëjëf maa leen fi nekkal son ambassadeur UE à l'UCAD appelle au boycott de ces produits Israël dans un tourbillon ñii nag ñoo ëppi problème ñëpp ci àdduna Israël bi keroog ambassadeur bi daa ñëw dugg cité booy ne ko wuu léegi nag booy yamuñu foofu yii ngoone bàyyil yooyu waay mais yaa ngi fa woon mais après nga wax ñu ne xew rek. waaw bàyyil mu sedd rek. mi ngi fa woon de ma nga fa woon de. affaire la wax ñu lan moo xew. waaw bàyyi mu sedd affaire la bàyyi mu sedd rek bàyyi mu sedd quoi. après seen produit yi nga xam ne dañ koy jaay sur le marché gars yi instant dañ ko boycotté carrément donc mën nañ jàpp ni loolu ci fula la bokk. negam parce que negam tey jii nii peut-être les États ne parviennent pas à rompre les relations diplomatiques. nit ñi ci boppam ñu ngi daal di jël seeni propre décision pour wane ni effectivement d'accorduñu benn yoon ci li nga xamante ni lan la Israël di def fële nga xamante ni mooy ca bande de Gaza en tout cas on soutient à 1000% et encore une fois Free Palestine mbir la boo xamante ni bu ñu gëm la te incha allahu rabbi on obtiendra gain de cause ci li nga xamante ni mooy combat boobee am nañ ci yàqin bu baax ñu dem Sud Quotidien waaye journal yi kañ lay jeex. Renégociation des marchés publics au Sénégal 150 milliards de gains machallah félicitations le président Bassirou Diomaye félicitations le premier ministre Ousmane Sonko félicitations au ministre waaw na am impact nag bu baax ci gars yi éducation beeg santé beeg yooyu noonu ndaxte soxla nañ ko dans le cadre d'un vaste chantier d'assainissement de la commande publique l'État du Sénégal a déjà engagé plus de 150 milliards c'est bien surfacturation bi ñu sonaloon surfacturation bi ñu doon jëndee ay 2 millions de plus ak affaire yooyu noonu yooyu la mais c'est bien bravo bravo ñu dem. standing ovation. c'est bien Nabou Nabou félicitations encore Paris sauf son premier soxor yi naan les deuxièmes à jamais pourquoi ngeen di ñaan. parce que alxuraan man Mohamed Eni rek taxoon na ma bëgg a Paris gagné. mais GP bi tamit moo tax liggéeyul. GP ak Jëm lu tax liggéeyul xam nga li may wax GP bi dafa woon liggéey. Mohamed Eni nee na am Jëm maa ngi lay félicité bu baax a baax yow ndam bi yaa ko moom ñi ñëpp dañ cee lonku. dëgg la moom ak yéen koo ba ñoo ko moom. Sadio bu nee na man dama yor maillot yu bari ku gagné rek ma sol ko te xamul noonu la demee. noonu la demee non moom yoo xam ne sama jëkkër tey la faral man gay saay man ngoone man pour yow dafa mandu say mbir rek. ngoone de kaay ma wax la
oui man équipe man xam laa ci xamoon boo xam ne ñu sol lu xonk li mais bii nga xam ne Diop dafa commencé. xàmmeewul coup franc xàmmeewul penalty. waaye xam naa bii. moom daal xam na ki gagné. yow xamoo bii. yow. man daal ku dugal bi yow laa faral. yow na caaxi te yow xam nga ne yow déjà man lu ma ñàkk mën a football ñàkk xam football yow xam nga sama jëkkër Paris la faral. non loolu moom dëgg la moom. waaw moo tax nag. loolu moom dëgg la parce que mës nañu waxtaan ba mu tudd bari ma ne yaa ngi fàtte bi ñu doog ñu wax Paris. si bi ñu doon doog di ci te ba waxtaan. ñaanal ko ne ko yàlla ngeen gagné est-ce que yow yaa ngi fàtte laajut coom. ñun da ngeen maa xeeb rek. yaa ngi wax lu garaaw. laaj ko ma ñaanal ko. jour match la woon ñu gagné après. te temps yooyu c'était pas évident. parce que boobu àggaguñu woon fii yëpp. oh là là jabar bu xolam seddee ci jëkkëram bu ko ñaanalee day dal. sama xol bi de sedd na moom. moo sedd na. ah macha allah yàlla yàgg di sedd. yàlla na yàgg di sedd mu ngi noonu en tout cas 7 joueurs du PSG dans l'équipe type 2 morts et 559 interpellations. lii itam mu nekk loo xamante ni c'est catastrophique pour moi. parce que mais le matin nga gis yenn ci magasin yi xamoon nañu nii lay demee. ñu commencé di tëj seen magasin di verrouiller di barricader. un jour avant affaire bi la gars yi commencé barricader seen boutique yi je pense que quand même France am nañu benn. yéen nag yéen a waane nag. pour ñu bañ a accéder ci champs yi mais. ñu waxante dëgg yéen am ngeen small fii ngeen di lijjanti bu pare. non mais la plupart du temps xam nga ñan lañ koy jiiñ. ku nekk ak sa small. c'est-à-dire étranger yi nga xamante ne ñoo ko am. si waaw. ñooñu lañ koy jiiñ donc retombées yi ci ñun lay ñëw. parce que looloo dañ ma naan ci metti. les vrais parisiens du ñu def loolu. te ñoom ñoo mais on a vu les vidéos. c'est ça. des blancs comme neige ñoo fa nekkoon di saaga di dóor di taal di def lu la neex. oto bi mbëkk ce jeune là qui avait 17 ans mais on a vu la vidéo. C'était un blanc qui conduisait, il faisait tout ce qu'il voulait sur le chemin. Donc on a, je pense. Mais tu parles comme un tubaab là, la voiture qui faisait tout, doo parisien. jërëjëf merci beaucoup ñu dem ci Odia daal di jeexal li nga xamante ni mooy revue des titres tey Odia nag daal dina ñëw ci sa Selebe Yoon la ñu indil tey. waaw Odia lu mu def fii. tey Selebe Yoon la ñu indil Odia nee na bu ñuy awee nii dem dialogue ba ñii aw nii dugg seen. ñii aw nii dem chaise waaye borom chaise bi génn na dem yoonam. taxawal dama bëgg nga won ma kan ak kan mooy ña jëm ndungu siin ñan lañu. ndungu siin Adus. d'accord 70 000 ngay wax pour nit ñi mën a comprendre. 70 000 ah. waaw. kii kan la ngoone. binduñu tur bi. liñ bind gisuma ko de. waaye team Adus la jàppal loolu. team Adus waaw. ñoom la dem nañu. 70 000 yee leen dugal ak. ñëwal ma ci beneen bi. koppar gi ñii nag ñooy waa kër ga waa penc mi bu ndaw. ab du mbow la. waaw bu ndaw. paa bu ndaw ab du mbow la. waaw kiriku. Pape Malick kii ga la. xàmmee naa ko de tur bi. te mu dëkk Medina j'oublie son nom. moom la rek gars yi xàmmee. Seydou Gueye merci beaucoup gars yi xàmmee nañu ko. ñoom nag seen kilifa lañ doon xaar. seen kilifa talu leen. kii nee na ko président revient vite tous les chemins ne mènent plus au parti. ki ci ginnaaw ki Omar Sow la. Omar Sow. internet yu baax ñu ay lii yàlla bëri na sutura. ndeysaan. yàlla baax na. Omzo. borom jàllaabe bu xonk bi kan la. Macky. bees la bu xonk de falaa doon ñëw. xam nga kii dafa ne président revient tous les chemins ne mènent plus au. kii di wax tous les chemins ne mènent plus au. ne mènent plus au parti. kan la. kii la non Pape Malick. mooy kii chroniqueur bu bees bi waaw temps chroniqueur bu bees la. dafa laxatu si ginnaaw. temps chroniqueur bu bees la. Macky nii téléphone. day wax ak Macky téléphone. léegi pourquoi tous les chemins ne mènent plus au parti. waaw parce que ñii ci parti bi lañ jógee dem rëps. ñii nag man ñoo ma gën a neex ci groupe bi. ñoom gannaaw ba coow li jógee ñëpp ne demuñu dialogue ba. Matar mais Odia vraiment Matar Ba. Matar moom ni mu ko décidé gàttewul nii nag. Abdoulaye Seydou Sow. Abdoulaye Daouda Diallo
maanaam kilifa yi fi nekkoon ci ginnaaw kilifa gu mag gi ñoom dem nañu dialogue. kilifa gu mag gi nag il est seul kilifa gu mag gi il est seul pour aller candidater nee na secrétaire général bu ONU. Faites comme si j'étais pas là. loolu la leen wax. donc toi tu vas faire comme si tu n'étais pas. man je vais faire comme si je n'ai rien compris. alors que tu as tout compris. comme ce n'est rien fait. Machallah.